asalaamaaleykum mbokk internet yi asalaamaaleykum mbokk téléspectateur Infos Rewmi teewlu émission bi nga xamante ni moom mooy le grand entretien tey ñu ñëwoon fii nga xamante ni moom moo nekk Grand Yoff seet si monsieur le maire ñu koy duppee Madiop ngir waxtaanee lépp li nga xamante ni moom moo jëm ci wàllum situation politique gu Sénégal ginnaaw bu noppee ci loolu waxtaan lépp li nga xamante ni moom mooy yorin ak anim bi nga xamante ni moom la ñu yoree li nga xamante ni moom mooy mairie bu Grand Yoff Madiop ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay di leen ziara di leen souhaiter mes meilleurs vœux ci année 2020 bi di ñaan yàlla aussi émission bi lépp loo xam ne wax nañ ko fi yàlla nekk njëriñ pour Sénégal yëpp. ginnaaw bi nga nuyoog mbokku téléspectateurs yi Madiop ñu ngi lay bàyyi nga xamal ñi nga xamante ni ñoom ñoo yewoo sa gox ak waa Sénégal kan mooy Madiop. Madiop mooy doomu Grand Yoff bi nga xam ne Grand Yoff la dëkk ñëw def politique pour liggéey goxam bëgg ba Grand Yoff mel ni yeneen ville yi nga xamante ni dañuy moderne attractif ba pare set voilà kooku mooy Madiop. gis nañ fi jamono toll ak réew mi ni muy doxee Madiop choisir li nga xamante ni moom mooy politique di ndaw ana lan moo waral Madiop dugg ci politique. man bi may moi je suis dans le mouvement national des pionniers du Sénégal actuellement nii ma maay le chargé de la formation man benn commissaire général bu ñuy wax Issa Lo comme kàcc bi ma dëkk tali yi baaxul amul assainissement amul dispensaire amul école bés ma ne ko dama bëggoon nga dimbale suñu dëkk bi ñu defar tali yi Arafat yi assainir ko defar fa hôpital yooyu mu ne ma loolu du rôle pionnier yi mais rôle homme politique yi la ma ne kon fa ma def politique pour jéem a soppi xar-xaram sama dëkk sa la duggee si politique dëkk biir Arafat mais taxaw pour Grand Yoff yëpp nekk une ville moderne donc loolu laa si duggee te am naa yaakaar ne balaa may génn si politique Grand Yoff dina mel ni ma bëgg voilà. ginnaaw bi nga xamante ni kii di sa jangeel ñaale di Khalifa Sall ginnaaw bi ko yoon tegee loxo boobu ba tey dégguñu Madiop yee ci yàbbi ana lan moo waral bi la mbir. ginnaaw bi ko yoon teggee loxo si wax nañ si ñun kay nee nañu otage bi ñu jàppoon bàyyi nañ ko donc génn na mi ngi si jàmm. lu ñu si wax leen loolu rek la mun wax donc dañ ko téye woon parce que daf leen neexoon ñu téye ko damañ ba mu neex leen si cooware borom mi ñu bàyyi ko yàgg naa wax ne Khalifa Sall otage la nekkoon détenu politique donc heure bi leen neexee président waxoon na fi bu amee désir la koy génne donc dem na ba yàlla xiir ko si mu génnee ko dañu sant yàlla bu baax suñu borom parce que moom tax na ba liñ bëggoon mu defal ñu ko voilà Khalifa Sall génn na yàlla na ko ne am wér. yàlla may ko succès bi mu bëgg yëpp ci politique dafa ko njabootam dafa ko képp koo xam ne yaa ngi ànd moom liggéey ak képp koo xam ne yéen nga ko jàmm waaw. mu nekk boo xamante ni xëy na tegoon nañ ko loxo bi ñuy waajal élection présidentielle yi. élection présidentielle yi daal di jàll ñu teggi ko loxo est-ce que foogu ne Khalifa mënoon na nekk président ci anam jamono jooju moom moo taxoon ñu teg ko loxo. waaw mais ñoom xamoon nañ ne Khalifa bu génne écrasé ko moo tax mu téye ko ñëpp xamoon nañ loolu affaire li caisse d'avance bi ñëpp xamoon nañu ay waxu caaxaan la woon du woon loo xam ne dafa tegu pour ñu téye Khalifa dañ fa jaaroon rek pour téye Khalifa su dee loolu audit yi yu bëri audit yi rek yi mu génne si ay njaaxum si ñoom nañ leen tëj xamoon nañ ne Macky dafa ragal Khalifa moo tax mu bëgg ko téye kese la woon. élection yi jeexee mu yaakaar ne amatu lu muy perte loolu la yaakaar amatu lu muy perte moo tax mu génne ko mais incha allah fi ñu tegoon suñu tànk. ci jàkkaarloog moom ngir mu jóge ci nguur gi ci anam yi méngoo ak yoon ba léegi ñoo ngi ci dañu teg suñu tànk jamais benn yoon. ginnaaw boobu danoo seetlu lu ci bëri ne Madiop bu génnee rek mu ngi ŋàññe ki nga xamante ni moom mooy président njiitu réew mi di Macky Sall ci wàllum carrière politique ak ci wàllum am xaalis parce que gis nañ ne Khalifa Sall bi muy dugg ci langum politique yàgg na boobu du tey. ki nga xamante ni mooy Macky Sall ba mu ca duggee tamit xëy na. demee wutoon noonu. ba tey ñu koy giñ ay 8 milliards. ci wàllum kopparam. ñu bëggoon nga wax ñu ci ana lan moo waral loolu ŋàññin. non lu du ŋàññi man ŋàññu ma kenn man des fois ma ne Macky Sall li def baax na man duma parparloo logique laay wax mais yaa wax léegi 8 milliards Khalifa ñu jiñ ko 1 milliard 800 mënu sax matal caution bi dañoo cotiser pour mu mat caution bu mat kan mooy sàcc bi
kon. question la boo posé Sénégalais yi kon xëy na Sénégalais yi dinañ ci bàyyi xel te dinañ ci xalaat bu baax a baax fi nga xamante ni moom mooy gox bi nga jiite di Grand Yoff ñu gis ne nekk na diwaan boo xamante ni xëy na chaque jour nit ñi dañuy gën di yokk chaque jour problème dafiy am lu ci mel ni wàllum insécurité lu ci mel ni wàllum occupation ñi nga xamante ni ñoo ne ci marché bi te occupé ci kaw tali bi chaque jour ñu am fi jàppante ana mairie bi ban saafara wala ban solution la indi pour ñooñu. non daa yoo xam ne du liggéeyu mairie affaire sécurité c'est une compétence régalienne état mooy sécurité ñun mënuñu ne diw du dëkk kër gi li am solo mooy état baa ngi def ay jéego parce que am nañ commissariat ensuite ñu ngi préparer ut beneen poste de police parce que le député Moussa Sané ma koy santaale parce que gis na ministre bi nee na ko nañ ko wan terrain rek mu dafa ñu poste de police donc ñoo ngi si donc yooyu dina gën a tax Grand am sécurité parce que fu ñëpp daje Grand Yoff melting pot la xeet boo xam boo gis mi ngi Grand Yoff ba pare sur superficie bi rëyul Grand Yoff 8 kilomètres carrés la am 470 000 habitants xam nga dafa bëri donc il faut mu am benn accompagnement si côté état bi pour ñun ñu mën dëkk si jàmm te état baa ngi si ay jéego yu bëri si côté boobu ñu ñaan yàlla loolu gën a yokk su yokkee rek Grand Yoff dina am jàmm am sécurité ñu fi dëkk mën a am tranquillité dëkk dans les meilleures conditions. xëy na fi mu toll nii ab xëy ci ndaw ñi ak li nga xamante ni moom mooy jàngam ndaw ñi tagana témbe façon taga témbe boo xamante ni foo dem fu nekk ci Sénégal dañ koy ñaxtu foo dem ci Sénégal fu nekk dañ ci bàyyi xel ana lan la ci mairie bu Grand Yoff jël ci wàllum jeunes yi nga xamante ni ñooy yeewoo ci gox bi. waaw mais Grand Yoff li mu mën déjà mooy jël ay quelques jeunes emplois ñëpp xam nañ ne mairie mënu embaucher lu bari mais ensuite booy jàng képp ku ñëw mairie Grand Yoff une demande de bourse mën nañ la bourse pour nga dem jàngi commune loolu la mënul def lépp loolu. état nag aussi moo war a gën a def effort aussi fexe ba xaalis ba ñuy pasare di ko jiinantee si ay milliards dañ ko def si njàng mi ak njàngale mi def ko si santé bi pour nit ñi mën a faju mën a jàng état moo am prérogative boobu ñun dañoo délégué rek quelques pouvoirs te pouvoirs yu ñu délégué nekkul lu bari trop mais li ñu si mën ñu ngi koy def mooy jël ni ñu mën jël ñu liggéey ñeneen ñiy jàng ñu fexe ba ku si déposer bourse ñu fexe xool ni la accompagner nga dem te gisaguma nit ku ñëw def demande bourse te may ñu ko pour mu dem jàngi donc loolu ñu ngi koy def ay jéego état bi moo gën a góorgóorlu ba xam la mooy priorité sénégalais yi xaalis bi ñuy pasa di ko foyee ñu def ko si fi am fulla am fayda voilà. li ci des bareetul ñu dégmal li nga xamante ni moom mooy nawet te yaakaar naa ne ku ne nawet wax inondation te gis nañ ne fii ci Grand Yoff bu nawet bi dikkee pour dem ak dikk bis ak kër yi bari dañuy inondé ana lan la ci mairie bi jël ay matuwaay. bon inondation Grand Yoff moom mairie mënu ko saafara. li muy laaj ay milliards mairie am ko état moo ko mën saafara ñu lu ñu mën rek mooy def curage caniveau yi prépositionné ay moto pompe ut ay hydrocureur taxaw di xaar loolu rek la ñu mën te ñun chaque avant nawet dañuy curer caniveau yëpp ba mu set bassin bi ONAS da koy ñëw curer ko station de pompage bi ONAS da koy curer moto pompe yi ñu ut ay moto pompe garder ko préparer ko loolu lañ mën te ñu ngi si boo xool nawet yëpp ndox bu ñëwee day dem ndox lu muy taa yëpp boo amee 1 heure temps 2 heures temps day dem doo amati ndox parce que Grand Yoff léegi am na station de pompage boo xam ne yàgg na fii ndox mi bu ñëwee day déversé aussi bassin bi moo ne bassin bi dina zone de captage moo tax ndox amatul Grand Yoff bu ñu sonal certes ba léegi nit ñaa ngi si mbënn mi parce que kër yi dañoo xóot dañu sëkk mbedd mi ba kër yi xóot bu tawee même bu fekkee ndox mi jaarul su suuf dem si kër yi ndox wàcc si asamaan rek day dugg si kër yi du mun génn donc yooyu yëpp dafa nekk loo xamante ne état moo ñu mun dimbale vraiment defar assainissement bu Grand Yoff kër yu bëri ñu yëkkati leen waat defar leen ba nga xamante ne ndox mi dootu leen sonal te am nañ yaakaar ne bon incha allahu rabbi bu yàlla mayee Macky Sall jóge fi Khalifa Sall ñëw nekk président donc Grand Yoff du waxat affaire mbënn dootu ñu ko déggati. yaakaar ngeen ne Macky Sall dina fi jógee Khalifa Sall ñëw toog te fi mu toll nii ñu ngi xalaat ndax dina am 3e mandat wala du am 3e mandat nga bëgg mu jóge fi Khalifa toog. waaw xam nga nit ku ne ni nga jikkoowee rek ngay waxee nga président Nigéria bi li ñu def dem déclaration nee na moom du am 3e mandat parce que askanam moo ko gënal boppam njiit noonu lay comporté wu mais waxuma wii waxuma non kooku doo ko kilifa sax ce qui veut dire que am na lu mu nar mais su boobaa lay xam ne ñun tooguñu fii si réew mi ku ñëw toog jaar suñu kaw jàll réew mi kenn moomu ko ñëpp ñoo ko bokk képp lu si kenn dara Macky Sall ñoo ko fal xeex nag mu falu man biñ koy fal
am naa sama bopp bi 7 points de suture ñu naan dee naa ak deewul kon dama xeex pour mu falu mais man bett na ma ci comportement bi mu amee te li ma bëgg mooy mu xam ne Sénégal moomu ko waa parti moomuñu Sénégal te incha allahu rabbi ñaari mandaam du ko weesu fa lay yem parce que loolu la constitution bi wax dafa ne ñaari mandat yu toppante la wax waxul 2 mandats de 5 ans yu toppante dafa ne ñaari mandat yu toppante 7 ans ak 5 ans toppante na amul benn intervalle diggante beneen mandat donc 2 mandats la wax yu toppante voilà. nga yaakaar ne président amul pouvoir boo xamante ni mën nañoo dem ba ci biir mu changé waat doxalin indi une coppite ci loolu mbir. waaw soo amee pouvoir li muy yaakaar mooy wàccee police ak gendarmerie si kaw terrain ci xeex ak Sénégalais rek la yaakaar defoon na ko ñu régluñu police régluñu gendarmerie mais dañ leen a wormaal jox leen cër parce que ñu la ñuy liggéeyal mais bu dee desul nag lu ñu jaay suñu bakkan pour réew mi am jàmm jaral nañu ko te ñoom it tamit xam nañ ne li ñuy xeex pour ñoom la parce que bu réew mi muccee ñëpp ay mucc. police gendarmerie seen jabar yaa ngi fi seen doom yaa ngi fi seen yaay yaa ngi fi seen papa yaa ngi fi lu ñuy dund la ñuy dund ñoom tamit je sais que kenn mënu leen dugal ci loo xam ne ëllëgee ñoom seen bopp ñooy paye les pots cassés je pense duñ ko nangul kenn. suñ demee ba bëgg a xañ li nga xamante ni moom mooy àq ak yelleef doomu aadama bi ba pare di utiliser ay waa police waa gendarmerie pour ñu mën a ñëw mën a tere nit ñi seen doxalin ci boobu le mbir nga xamante ni ñoom ñoo ko moomal seen bopp ci seen moomeel ndax kon mun nañoo wax ne Sénégal. pays démocratie bi ñuy wax ci ay këyit rek la yam. fii amul démocratie waaye fii amul démocratie fii jaay doole fii démocratie mooy jàpp gi Mari Sagna ak ñeneen tey gi Mari Sagna kaso bi bàyyi ñeen ñu dem la mooy démocratie Macky Sall warul sax nangu loolu moom mooy gardien de la constitution c'est le garant de cette constitution warul sax nangu ñu tey gi Mari Sagna bàyyi ñële Macky Sall le président Macky Sall président ñëpp la mais est-ce que démocratie mooy tey gi Mari Sagna am na docteur Babacar Diop ak ñeneen bàyyi leen ñu ñëpp tey gi ma si biir kaso bi et puis Macky Sall di cautionné loolu di ko xool di ko seetaan te moom mu war a garantir bépp Sénégalais buy dox sa jàmm ak sécurité moom xamul sax dimension bi affaire bi toll déglu Guy Marius Sagna mais un Sénégalais bu ñu téye ak ay moromam si benn affaire bu ñu téye ñëpp ñu bokk même li ñu leen téye yoon bàyyi ñenn ñi téye kenn ki war a protéger ñëpp seetaan loolu mais jàngat boobu ñëpp ko war a xool ban duñ si war a jàngate ça c'est grave amul démocratie